asalaamaaleykum mbokk internet yi nga xamante ne ñoo faral di safoo di seetaan li nga xamante ne moo di Oxy7 TV wala Oxy7.net bienvenue ci li nga xamante ne moo di seen numéro Ëttu Politique tey ñu fas yéene ñëw fii nga xamante ne moo ci diwaanu Pikine Est ñëw seet si ñi nga xamante ne ñoo di waa Pikine Est ci li nga politique bi ñu jëm ci campagne yi jëm maanaam élection locaux yi tey ñu fas yéene ànd ak ki nga xamante ne moo di monsieur Ahmadou Sané étant chef protocole du maire Issakha Diop de la commune de Pikine Est tey moom la ñuy fas yéene dalal si leen seen politique ëttu politique fii nga xamante ne mooy ci diwaanu Oxy7 TV Ahmada ñu ngi laa ziar. daloon nañ leen ziar waa Oxy7 TV di rafetlu seen ñëw fii nii ngir ñu mën a def benn émission mu jëm ci wàllu doxalinu politique bi ci dëkk bi surtout ñu ngi jëm ci ay local te tey jii nii xel yépp ci loolu la jëm mooy tabb maanaam ki nga xam ne moo war a jiitewaat mooy bokk moomeel yi ñu tuddee ko mairie leen jaajëfalaat jërëjëf. waaye ñoo ko déggandoo ci li nga xamante ne moo di élection yu ñu jëm war a tabb koo xamante ne moo war a toog ci commune bi tey ñu remarqué kii kenn koo xamante ne on l'a surnommé le jeune dynamique le maire normal normé monsieur Issakha Diop moom étant le protocole du maire tey dinañ ko fas yéene bàyyi mu def certes révélation ci li nga xamante ne moom la fi le monsieur le maire jot a def tey dinañ jël li nga xamante ne moo di gox-goxaat yi fii nga xamante ni mooy ci diwaanu Pikine Est waaye balaa ñuy def dara dinañ dugg ci li nga xamante ni moo di question yi fas yéene ànd ak moom en tant que protocole mu fësal lépp tey ci li ñuy jëkkee mooy ana naka nga gisee doxalin li nga xamante ne moo di goxu Pikine Est. bon xam nga suñ ma laajee lu jëm ci doxalinu commune Pikine Est man dama naan dañu war a def taxaw seetlu ci lenn parce que mbir pour nga mën a xam ba xam def na ay jéego wala defu ko maanaam da ngay fàttali fa nga ko fekk nga wax la nga ca indi ngir ña nga xam ne ñoom ñooy taataan wala ñu fas yéene dem jongante ñu mën a xam seen tànn fan lañ ko war a teg te ñun ñuy comme ni nga ko waxee rek suñu maire mi nga xam ne c'est le président de la république moo ko tuddee maire dynamique nekkul askan bi mais président moo dem ba seetlu liggéeyam xam ko tuddee ko maire dynamique moom ci boppam lu ñu fi def moom lañ fas yéene waxtaanee tey ba mu leen ko xamal ak yeneen yi nga xam ne ay laaj yi nga xam ne dañ koy yeneen koy war a mën a indi ñu war leen ci mën a tontu incha allahu rabbi. tey ñu gis ni jogante bi métti na torop surtout à l'heure actuelle li gars yi di waxee l'heure est grave. c'est vrai mais tey gis nañ ñi nga xamante ne yaa naa seet ñu ngi naan ñooñu bës lañ wut mais nga yaakaar ne ñooñu taxaw ñu tembe pour mën a jël mairie bi def li gën a kawe li nga xamante ni moom la Issakha Diop def. waaw li nga wax certes mënoon na nekk ci kaw lenn mooy ñoom ñu xam commune bi ci boppam wala ñu fi yeewoo wala ñu am programme boo xam ne kat xel dana ko mën a nangu waaye man li ma gisagum mooy Pikine Est benn candidat kese la am muy maire Issakha Diop. moom moo fi nekk te askan bi moo ko fi teg te askan boobu noonu ci boppam moo bëgg la continuité simplement dafa fekk rek ne suñ ne jongante am na fa mu am ñeneen ñu ñëw ngir ñu mën a tudd baatu jongante du benn nit moo koy def ñi leen nag loolu moo leen indi comme maanaam décor par rapport ak élection yi ñu jëm jërëjëf. mais attends tey en tant que monsieur le maire dëgg la ci gox bi la juddoo fii la yaroo fii la màggee. te aussi tamit am na ñeneen ñoo xamante ne ñu ngi fas yéene jongante ak ñoom itamit fii lañ juddoo fii lañ yaroo fii lañu màggee donc nga yaakaar ne capacité bi nga xamante ne war nañ ko war a mën a am est-ce que am nañ ko pour mën a dépasser ki nga xamante ne moo di le maire. bon ñoom mënuñoo am capacité bi xam nga lu ñuy wax dafa am ñaar dafa am ñu naan dëkk ci dëkk bi defar dëkk bi moo ko gën waaye ñoom yàlla dafa def dëkkuñu fi donc ku fi dëkkul nan nga mën a xamee jàngoro yi nekk ci gox-goxaat yi ba war koo mën a faj c'est ça la question d'abord qu'on doit se poser balaa même tey ñoom ñuy indi seen programme pour xam lan moo adéquat par rapport à loolu man nag doon na ma neex trop ñu mën a dugg léegi ci wàllu bilan bi lu tax ñun ñu war a mën a wax ne ñooñu amuñu lu war a tax ñuy tere continuité bi nga xam ne moom la askan bi bëgg jëm ci seen maire muy maire Benno Bokk Yaakaar mu tudd le maire Issakha Diop. waaw tey dañuy ci xuus ci loolu ci wàllum bilan bi. tey li nga xamante ne mooy réalisation yi monsieur le maire def Issakha Diop tey bëgg nañ ci dugg nga wax ñu ci yenn réalisation yi nga xamante ne jot na koo def. waaw par rapport ak réalisation yi xam nga dafa am ñaari réalisation moom réalisation bu ñuy tuddee réalisation immatérielle moom réalisation bu ñuy tuddee réalisation matérielle immatérielle mooy li nga xam ne nekkul ne da nga koy làmb di ko daj waaye boo laajtee ñu mën la koo yëgal buñ la yabalee boo laajee mën a xam lan la réalisation matérielle mooy li nga xam ne làmb daj la parmi loolu xam nga bu ñuy tudd réalisation
maanaam maire duut ne ci benn pàcc kese lañ koy yebal maanaam su ma lay joxe firnde maanaam ñu ne ci wàllu éducation day am réalisation ci loolu mu am santé wàllu paj mi wàllu njàngale bi moom laa wax léegi nii mu am lu jëm ci wàllu maanaam cadre de vie mu am loo xam ne ci wàllu social la loolu lépp bu ci nekk pàcc par pàcc la te dinaa la jukkil ci pàcc yooyu noonu bu ci nekk li nga xam ne mën nañ ci duut baaraam mais laata loolu moo ñëw ci réalisation immatérielle parmi réalisation immatérielle loolu lenn mu ngi ci mooy souvent lu ko candidat yi di ŋàññee naan moom mooy maire Mor Ndaje waaw moom daal du ñàkk a teewee benn ndaje boo xam ne am na ci commune bi te en fait loolu mooy vocation première bu mairie mooy nga jege sa askan loolu lañ la fi tegee ndax gouvernement bi nga xam ne état bi ci kaw ñoom mënuñoo jotee ci askan bi ci suuf mënuñoo réaliser li nga xam ne moom mooy réalisation yu mag yi faar yi comme lu jëm ay pont lu jëm ay tali ak yeneen assainissement yi léegi ñu yebal maire communes yi ngir ñoom ñu mën a jege seen askan taataan luy seen tawat lu jëm ci wàllu woowu ñu mën ko yéegal léegi ci loolu ñoom dañ leen di bàyyee lu jëm ci wàllu social moo tax da ngay dégg ñu naan souvent la mairie a pour vocation sociale loolu moom mooy lan mooy lépp loo xam ne askan bi soxla na ko wala askan bi ma nga amee jafe-jafe googu mu njëkk leen a gis ci wàllu woowu bu ñu xoolee tey amul benn jeune ci cadre association yi fi nekk boo xam ne di nga xewle te mairie bi du ñëw ànd ak yow ci accompagner la ci ay matériel ba pare accompagner la ci wàllu financier boo xoolee aussi lépp lu fi nekk ci ay jigéen wala dëj am wala leneen am muy ngénte wala mariage lépp lu ci am rek maire bi dana teew jëm ci ñoom ba tax ñu tuddee ko maire Mor Ndaje ne bu ñett nit taxawoon sax buñ ko woowee mu ñëw fekkee ko loolu ay réalisation immatérielle la léegi bu ñu xawee dugg léegi ci wàllu réalisation matérielle tey jii dañuy laaj Pikine Est man quand je parle xam naa ne ba nga may laaj laajoo ma pour yow mais da nga may laaj pour askan bi mu jëm ci askanu Pikine Est par rapport à eux tey jii nii ñoom lu may ne xamal mooy ñi nga xam ne ñu ngi fii lañ juddoo wala yàgg nañ fi même bu dee juddoo wuñ fi te fekkee avant 2014 fekkee après 2014 man ñooñu ñooy tey samay interlocuteur ma leen di xamal ne leen ci laaj ak ci fàttali Pikine Est fii nii fi ñu toog nii tuurukaayu ndox la woon sax voilà kon tey jii nii lu lay won ne réalisation am na mais boobu dañ koy dugal ci wàllu éducation parce que éducation laa bëgg a njëkkee muy infrastructure bi nga xam ne defar na ko muy R+1 non seulement lii nii ngeen yi seen nii c'est des ordinateurs kon loolu am na wàll bi nga xam ne ci wàllu TIC bi waaw mu am laal boo xam ne wàllu bibliothèque la moom moo nekk ci kaw kon loolu noonu tey nekk na benn ci réalisation yi leneen lu ci am mooy bu fekkente ne da nga geestu nii rek suñu ndijoor dañuy gis place publique bi nga xam ne tey da boo fi doxantoo maanaam minimum dana am 200 personnes yoo xam ne dañ fiy toog mais loolu maanaam étudiant wala élèves yi nga xam ne ñoom ñoo fiy ñëw di tàggat di wut xam-xam bu ñu paree am nañ fu ñu féexlu kon loolu dañ ko ciy dugal mais ci wàllu éducation en même temps boo xoolee depuis maire bi ba mu toogee fii nii chaque année je te dis pendant les 7 ans dañuy subventionner toutes les écoles yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci commune Pikine Est dañ leen di doter en subvention ci valeur boo xam ne day àgg ba ci 10 millions de francs CFA. attends mais subvention yooyu fekkoon nañ ko fi. fekkoon nañ ko fi. certes. léegi ana lan la ci monsieur Issakha def loo xamante ne kawe na njort ñi nga xamante ne moo di population Pikine Est. ñoom lu leen ci gën a kii sax mooy valeur bu mu ciy dugal ci wàllu xaalis pour wane ne moom éducation priorité la ci moom li mu bëgg a doxalee gox bi. muy éducation ak santé mais comme ci wàllu éducation lañ nekk maanaam dafa doubler wala voire tripler li nga xam ne loolu la fi fekkoon ci wàllu subvention tey doxatuñu dara ci loolu maanaam dotation en fourniture scolaire dafa am dotation en fourniture scolaire boobu nag maanaam tey bépp xale bi nga xam ne dafi yeewoo te muy jàngee ci école saa yu école tijjee danañ ko jox fourniture scolaire bañ jógee ko ci loolu moom ci wàllu pour sécurité rek ndaw ñi nga xam ne moom lépp da koo ittee te borom vision la mooy dafa indi sax cantine scolaire bi nag lu ko taxoon a jóg moom moo nekkoon comme tey xale yi bu ñu nekkee ci biir kenn mënu ko teree génn surtout bu xiifee faa mu wuti lu mu jënd mu tal leen cantine scolaire bi nga xam ne dañuy wàññi njëg bi ñoom ci biir moom moo den fayal pour affaire cantine scolaire boobu ñu mun koo defar ngir ñoom ñu mën a wàññi njëg bu ñuy jaayee ci biti bu ñu ko doon jëndee 200 ci misaal bu ñu nekkee ci biir ñu mun ko jënd 100 francs loolu noonu nekk na jéego ñetteel bi lu ci nekk mooy maanaam dañoo bëgg suñu niveau xale yi mu jóg pour yëkkati seeni niveau daf leen laaj pour xam parce que diagnostic dafa am solo
ci lépp loolu mooy posé foo nga diagnostiqué lan mooy problème bi ñoom ñu wax ko ñoom dañuy manqué li nga xam ne mooy jumtukaay xarala yu bees yi pour mën a tàggat suñuy doom ñu mën a am résultats yi gën a kawe mu jox leen lu jëm ci ay photocopieuse ay ordinateur lépp li nga xam ne tey dafa jëm ci loo xam ne dana dimbali ndaw mi pour mu def résultat bu baax yamul ci loolu maître CM2 yi classe CM2 ku ko xam ñun ñuy jaar ci ñëpp xam nañ ne dafa métti maître yi dañuy wax ba sonn waaw mais ci loolu moom dañ ko doon daw classe CM2 yi mais ba mu ñëwee daf leen di subventionné maître CM2 yi 50 000 francs subvention boobu na mën a jox tey maître CM2 yi dañuy xëccoo classe CM2 yi te loolu moom moo ñu permettre Pikine Est bokk parmi les meilleurs élèves ñoom ñoo fiy génn aussi les meilleures écoles Pikine Est ay école am ci lañ bokk kon loolu yëpp jéego yu mu ci teg moom moo ko indi ba ci léegi ci wàllu éducation ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk les maîtres coraniques les maîtres daara souvent daara yi xam nga dañ leen di boddi lu ci ëpp duñ leen boole ci li nga xam ne mooy njàngum nasaraan gi ba tax na duñ leen sóoraale ci yenn yi ñoo xam ne dañ koy séddale ci way ci bokk moomeel yeeg yooyu muy mairie yi moom mu ne lenn lay def comme organisé wu nañ ba nekk benn collectif des daara lañ leen tuddee ñoom daf leen di subventionné chaque année bu jot 600 000 francs mais yamul ci loolu xam nga daara bu nekk fin d'année da ngay am kii yi ngay organiser mooy récital de Coran yooyu noonu conférence yi ñuy daf leen di subventionné ci loolu ba pare yamul ci loolu moo xam weeru koor la moo xam lépp li nga xam ne événement yu am la da ciy dugal loxoom pour wane ne moom daara da koo soxal parce que xam na ne bokk na ci li nga xam ne dana téye suñu dëkk bi mais su weesoo yooyu noonu aussi nga xool école 8 si on se rappelle bien xaw ma nag ba xam ñenn ñi nekk fii nii ñu ngi koy fàttaliku muru clôture école 8 bi dafa demoon ba yàqu ñu dëkkee ci boor bi dañ daan branché su nawet jotee seeni tuyau wala leneen pour déverser ndox mi ci biir wala bëtt ko pour mu loolu dafa këpp mbalit yëpp amoon na fi mais moom d'ailleurs sax ak agression yi fa amoon ak jeunesse bi nga xamante ne tamit aussi ñi ngi doon nekk ci biir école bi nekk ci seen ay cinéma loolu aussi tamit bàyyi woon nañ ko xel loolu léegi moom monsieur le maire ban jéego la ci dox waaw jéego bu mu ci dox mooy xam nga bërëb bu demee ba nduru dépotoir rek dafay nekk source maanaam d'attraction pour maanaam defkatu ñaawteef yi loolu moo tax mu njëkk a clôturer mur bi ba pare ba mu jógee koo ci loolu mu fexe organiser ay événements yoo xam ne pour ñu mën a insalubrité bu nekk foofu ñu mën koo dindi maanaam setal ko ba pare mu am bloc salle de classe boo duggee ci école 8 bi am na bloc boo xam ne 4 salles de classe la moom moo ko réhabilité parce que foofu boo si mësaan dugg soo toogee ci classe da ngay seen asamaan si moom moo ñëw defar ko réhabilité ko ba nga xam ne tey xale yi dinañ ci mën a jàng en toute sécurité mu am beneen mur boo xam ne mooy li nga xam ne loolu la fi réalisé mais bu ñu jugee koo ci loolu dafa am ci fànn bu ma bëgg a daw daanu si muy jëm ci wàllu santé parce que comme li ma la wax voilà am na solo waaw ba léegi ñuy fàttali ni chers amis internautes chers amis téléspectateurs ba léegi ñu ngi fi nga xamante ne mooy ci diwaan Oxy7.net Oxy7 TV toujours en compagnie ak ki nga xamante ne moo di Ahmadou Sané chef protocole du maire Issakha Diop le maire de la commune de Pikine Est ginnaaw bu ñu jógee ci li nga xamante ne moo di côté éducation dañuy fas yéene xuus ci li nga xamante ne moo di domaine santé mu nekk domaine boo xamante ne c'est tellement sensible tey jéego yi nga xamante ne le maire dynamique def na ko ci. waaw ci wàllu santé toujours man damay bëgg comme ni ma ko waxee rek ñiy wut misaal maanaam fi nga xam ne mooy sukkandikukaay pour mën a natt jéego ya nga ca def tey jii nii ci wàllu santé avant tout balaa ngaa faju xam nga faa nga am bërëb bi nga war a fajoo léegi ci bërëb boobu ñu war a fajoo ñun ñaar lañ ci am muy poste de santé Touba Diacksao ak poste de santé bu Cité Pépinière mais poste de santé bu Touba Diacksao bañ ñëwee ICP bi maanaam ka nga xam ne moom moo war a faj askan bi fa mu dëkkee ba mu fa waree ñëw foofu baaxutoon dafa yàqu woon dañ ko réhabilité dafa raatal ko ba nga xam ne moom dana fa mën a dëkk mook njabootam ak xel mu dal ngir mën a def liggéeyam ci na mu waree ba ñu jógee ko ci loolu yemuñu si mais poste bi ci boppam fi nga xam ne léegi ñay faju fa lañ war a ñëw dalu foofu noonu aussi dañ ko réhabilité teg si bu ñu demee aussi poste de santé bu Touba Diacksao laa la wax mais bu ñu demee si poste de santé bu Cité Pépinière aussi même scénario moom moo fa am ñoom tamit foofu ICP fa mu dëkkoon mi madame Kanté moom moo génn avant ICP bi nga xam ne moom moo fa nekk nii ñu koy wax Thiam dafa yàqu woon te Thiam moomu mun na nekk seede parce que xam nga lu nekk maanaam di ci wut ab seede da ciy baax ndax ñooñu ku leen xam-xam ne dañoo tëddee njaaxaan nañ faruñu fenn kon ku leen laaj dana leen mën a wax lu nekk kooku avant mi ba muy ñëwee dafa ne du fa dëkk dañ koo defar ba pare mu doog fa mën a dëkk ba pare defaraat encore poste de santé bi ci boppam ñu réhabilité ko
ba nga xam ne tey foofu dañ ko daan daw ci jamono jooju avant muy ñëw mais jamono ji bokk na ci poste de santé yoo xam ne ñu fay dem di faju ci askan bi bari na kon ñu ngi ciy gis seen bopp bu ñu jógee ko ci jooyu noonu ci wàllu santé ba léegi dans l'histoire de la commune de Pikine Est fii nii ambulance musu fee am musu fee am mu indi si ñaar te pareeguñu nag comme tey jii ci bilan la ñuy wax projection mi ngi ñëw loolu bu ñu àggee ci programme ëllëg xëj na ñu war a defaat émission nañ wax ci loolu. mais côté subvention santé bi la ban jéego la ci def. waaw subvention bi dinaa ci ñëw mais pour le moment dama bëgg a wax ci aspect matériel yi nga xam ne moom la andi parce que dafa am ñaari ambulance médicalisée yu mu indi mosut am dans l'histoire de la commune. tey jii nii day évacuer ba pare dafa am benn unité de mobile de secours unité mobile boobu noonu mooy tey waxtu bu nekk. bu amee ab koo xam ne dafa tawat moo xam ci district bi wala ci askan bi ambulance yi moom mooy dem jëli la yóbbu la fa nga xam ne foofu nga yaakaar ne boo fa demee war nga mën a am ab tan kon loolu jéego la ñu jógee ko ci loolu maanaam mu indi échographie ak électrocardiogramme pour rek relever plateau médical bi nga xam ne moom moo nekk ci suñu district de santé yi bu weesoo loolu képp ñëpp xam nañ ne maanaam conteneur 40 pieds moom la fi wàccee ci conteneur 40 pieds yooyu lu fa nekkoon ci ay matériel médical bari na bari goo xam ne ñun kese mënuñu ko absorber mais ci mbaaxam ak ci yaatalam ak vision xam na ne Pikine ñu ñëpp benn lañu ba tax na centre Dominique ñun xam nañ ne bokk suñu commune kon mun nañ ne bokk suñu compétence wala ñu jël lal yi bàyyi ko fii rek ba mu yàqu mais daf leen cee jox leen ci médicaments yi ba pare accompagner leen kon loolu ki nga xam ne mu ngi jëf bay jëf lu weesu maanaam ci territoire am kooku kuy taxaw di laam di xel ñaar sax mba xam def na fi dara bon dañuy comprendre xëj na bañ te yàlla tax am na wala maanaam leneen mën na la dab wala nga ñàkk fee dëkk tax ngay wax loolu wala nga ñàkk a wekk askan bi parce que boo wegul askan bi lépp loo xam ne ñi dikkal na ko pour luy defar mu jëm ci kanam boo koy weddi rek moo yow wegoo sa askan déjà léegi nag leneen lu ci nekk ci wàllu lu jëm ci santé ba léegi xam nga fii nii ñun benn maternité kese lañ amoon muy maternité bu nekk bu poste de Touba Diacksao léegi maternité poste Touba Diacksao boobu noonu moom dafa ne loolu kese doyul ngir suñu jigéen yi nga xam ne dañ fiy nekk te war a am mucc gu rafet mu créer mu tabax maanaam beneen maternité boobu mu tabax mu ngi ko tabax ci cité pépinière ngir rek tey jii nii suñu jigéen ñi dootuñu soxla di dem ci yeneen hôpital pour mun fa mucc loolu noonu tey nekk na ay jéego yu mag lu jëm ci mbir mi lu ba jëm ci wàllu subvention xam nga subvention tey commune Pikine Est mairie fi nekkoon ñoom pratiquement 200 000 francs lañ doon subventionné ci wàllu santé benn yoon ci seen mandat. benn yoon durant tout le mandat. maanaam bu dee 5 ans lañ fi toog subventionné domaine santé benn yoon. benn yoon la ñuy te 200 000 francs la ñuy subventionné. santé bi te benn yoon ci seen mandat. imagine ça te ñëpp xam ne wér-gu-yaram lu ñu naan la santé avant tout. mooy priorité. ya nga ci def loolu. maire bi ñëw defal la subvention 2 millions de francs CFA. mais li ngay wax nii est-ce que c'est pas pour balaa xamee ñële ou bien pour jox sa leader li nga xamante ne moo di la tête haute est-ce que du pour loolu. non lii may wax nii du samay kàddu en fait. askan bi moo ko seede. et je les prends en témoin parce que lépp lu ñu fi def ñoom dañ ko fekkee ndax ñun suñu doxalin mooy gestion inclusive et participative. ba ñuy doog a toog dañoo laaj dugg ci gox-goxaa quartier yi fi ne yëpp laaj délégué yeeg imaam yi ak bàjjenu gox yu fa nekk ak association yi ba tàggat maanaam jël li nga xam ne ñoom loolu mooy seen soxla ñun ci loolu lañ tënku pour mun a teral suñu programme nga xam ne loolu moo ñu may tey askan bi moom mooy toog di waxal boppam la nga xam ne gis na ko ci njariñam mu jëm ci doxalinu maire bi fii ci commune bi. loolu moo tax ma ne la du sama wax parce que ñoom ñoo ñu ko waxoon ñu defal leen ko moo ñu permettre tey aussi ñu tàllaat suñu loxo pour wax leen ne leen lii nii lañ fi def ngir ñoom ñu mën a doyloo loolu ndax xam naa ne doyloo nañ ko sax pour ñu mun ñoo tabaat laay bëgg a wax mu nekk dans la continuité. loolu moo tax 2 millions de francs CFA ci fa ma yemoon moom la maire bi injecté chaque année ci wàllu santé bi
en médicament dotation médicament. chaque année par rapport ak ñu fi jot a nekk benn yoon ci année bi. 200 000 francs ñoom. benn yoon maanaam ci seen. ci mandat ci seen mandat. waaw. ok à 200 000 francs. voilà. léegi les jeunes dynamiques est venu il les a offert 2 millions de francs CFA. chaque année. ça c'est catastrophique. tous les années. mu def 2 millions war a yemul foofu. xam nga mutuelle de santé. laata même président de la république di ko mettre sur place mais mairie bi da koo njëkk a xalaat ñun ñooy ñu njëkk a am mutuelle de santé. tey jii boo demee il y a plus de 4000 ñi nga xam ne ñu ngi bénéficier wu ci mutuelle de santé bi siège bi maanaam seen locaux fu mu nekk local bi mu ngi nekk ci kii bi maison de la femme boo fa demee di nga fa fekk ku ñuy wax Badiane Soda moom moo ko gérer actuellement nii. ci mutuelle de santé boobu noonu pour wax la moom daf ci injecté encore 2 millions de francs CFA pour booster ko may leen ñu mën a jóg pour mën a am kattan pour mën a am doole bi nga xam ne dañ koy liggéeyee ci loolu ci la ñu équipé mutuelle de santé bi. ba nga xam ne tey ñi fay liggéey danañu mën a liggéey ak xel mu dal kon tey kooku wàllu santé ñor na ko te comme ci bilan immatériel yi comme ni ma la koy waxee bëri na ñoo xam ne am nañ ay prise en charge médicale parce que dañuy tawat te yenn yi kenn mënu ko fësal kenn du ko siiwal xam nga loolu nit tawat ñëw man day lii ma dal telle opération laa war a def wala telle chose laa war a def mu def action sociale foofu jël ko en charge ñu faj ko ba mu wér te du fi jeex. waaw dafa fekk rek ne duut ne lépp lañ mën a teg ci kaw table bi voilà mais ci wàllu santé jéego yooyu bokk na ci jéego yoo xam ne def na ko mu nekk ay jéego yu màgg yoo xam ne am na te mun nañ ci duut baaraam waaw te bu ci nekk maanaam boo doxee boo laajtee dinañ la ko wan. maanaam lu ne fàng kenn du ko jeex moo ngoog weddi gis bokk ci. voilà. waaw léegi bi ñu jógee ci li nga xamante ne moo di domaine santé. est-ce que mën nañ xuus ci li nga xamante ne moo di domaine social. domaine social. waaw parce que y en a certes des habitants de la commune ñoo xamante ne xëy na maanaam du ñu fës mais xëy na côté social peut-être am na ci li nga xamante ne mooy le maire def na ko léegi loolu bu fekkente ne mën nañ ci éclaircir tuuti. voilà ci domaine santé domaine social avant ma ciy ñëw dafa am lu ma fàtte ci santé bi loo xam dafa am solo xam nga Pikine Est boo seetloo ci Covid bi 0 cas la am. effectivement est-ce que gars yi xam nañ lu tax. lu tax c'est la bonne gestion politique de la santé bi nga xam ne maire dynamique mu ngi ko doon def. parce que ba mu ne bëreet ñëw dafa wër fépp association yëpp bàjjenu gox yi imaam yi ku si nekk mu dote ko jox ko ay gel ak ay saaboog yu demee lépp li nga xam ne ay produits la yoo xam ne yu mën a xeex jàngoro googu noonu la. poste de santé yi yëpp mu dote leen ay combinaison yi nga xam ne yooyu la ñu war a sol te am nañ ambulance ñun suñu ambulance sax yeneen commune dañ ñu ko doon àbb. kon nga xam ne tey ci wàllu Covid boobu noonu te dañ doon def porte à porte maanaam pour la première fois man mosuma gis loolu maire bi nga xam ne lépp luy séddale da ngay séddale ba séddale kër par kër ay kit lañ doon séddale kër par kër dafa dugal ay kit day am saabu am gel am aussi masque bi kër par kër laa la wax man boo amee beneen commune nañ ma ko wax. ba pare tey jii nii bu weesoo loolu tey comme ci wàllu domaine social li mu dugg foofu. xam nga moom dafa gëm ne inclusion dafa am solo mooy lépp looy def ñëpp gis seen bopp ci loolu maanaam tey bu koor jotee waxuma la sax Baye Fall yi xam nga lu action sociale la kuréelu Baye Fall bu nekk te ñuy segg café dafay àgg yóbbu fa suukaram ak kafeem barkeeloo ko weesoo loolu kër gu ne dana fa dugal suukar bokkut ak léegi kuréel bu ne aussi lam lay jox tey ji gàmm bu jotee wala màggal wala Popenguine amul benn bu ci am communauté catholique yi te maanaam du indi subvention gunge leen ca moo xam ci wàllu paas la moo xam ci wàllu leneen ak leneen la selon maanaam seen soxla jëm ci mbir moomu noonu événement bi. ci wàllu social ba léegi buñ koy lim mooy xam nga jigéen ñi dañ ne ñoo yore kër yi te nga gannaaw jigéen ñoo yor kër yi moom dafa accentué wu si ñoom mu jël ay jigéen ñoo xam ne dañ leen former en transformation maanaam fruits et légumes ñooñu toll nañu pratiquement ci 25 wala 50 groupements de femmes bañ leen former en transformation fruits et légumes dafa samp benn unité de transformation fruits et légumes boo xam ne mu ngi nekk ci maison de la femme boobu mu fa samp xam nga lan mooy njariñ li non seulement xam nga foofu duñu fay courant parce que dañ ko def boo xam ne solaire moo koy doxal te dinaa ñëw ci solaire boobu ba mu defee loolu duñu fay courant duñu fay ndox te fayuñu fu ñu nekk noonu di ko fa def kon ñoom lan la soxla ci ñoom mooy dañuy transformer rek jaay loolu di ñëw soxlawuñ ci dërëm
pour ñoom ñu mun ci suqandiku la yor seen njaboot ci kër ga. ci loolu aussi am na maanaam 50 groupements yoo xam ne dañ leen former lu jëm ci wàllu maraîchage ba pare accompagner leen xam nga former nit ba pare accompagner ko maanaam financer ko pour après mu mun cee sukkandiku ngir mën di liggéeyal boppam ci wàllu maraîchage. boo weesoo ci loolu ma jëmaat ba léegi ci wàllu social xam nga jigéen ñi comme toujours ni ma lay wax rek ñun dañoo bokk ci ñi nga xam ne dañ leen bàyyee xel bu baax mooy amul benn groupement de femmes booy dem fii nii gannaaw ba ñu tegee benn kuréel bu nga xam ne mu ngi tudd maanaam GIOF mu nekk benn bërëb boo xam ne dañ fay informer di orienter jigéen ñi loolu dañ leen di permettre ñu mun leen wutal ay këyit. parce que dëkk bi bu fekkee da nga bëgg a doxal yenn yi foo nga am ci kayit yoo sukkandiku nga structuré wu pour ñu mën laa taxawu nga mën a jot ci financement ëllëg wala leneen ak leneen ñooñu nag bañ ko defee dafa am ay jeunes yu ñu yebal ñu identifier tous les groupements de femmes ñoom ñëpp ñu defal leen formation ci wàllu naka la ñuy yoree koppar ak ci wàllu leadership ci loolu moom moo leen permettre tey dem nañ ba am kayit boo xam ne bu leen neexee sax mën nañ dem exposé ji fii ba Dubaï. te dañuy exposé fii nii di jël seeni produits parce que c'est certifié ba nga xam ne tey lu jëm ci pour bañ a def de la publicité Auchan si vous me le permettez ak xéwal ndax ñoom ñooy kër yi nga xam ne ñoom ñoo fi ñëw ñu gën a jege pour joxe exemple ñoom ñooy livré ñooñu ci seen produits yooyu nga xam ne dañ koy transformé. kon moom yàgg na leen gunge groupement de famille am ñoo xam ne ci luñ déparé ci lu mu leen subventionné tey jii ñu ngi ak ay millions di ko leblante seen biir kon loolu nekk na ay jéego yoo xam ne ci wàllu social. def na ko léegi nag foofu nag lay xaw a yem tuuti ma xaar ñu jëm ci wàllu jeunesse bi ak lan la leen defal. waaw. maintenance ak installation panneau solaire ci ñooñu 5 lañ ci yóbbu Louga ci benn kii bu ñuy wax Pharma ñoom ñoo leen formé. foofu la ñuy jogandi ba léegi di wax ñi nga xamante ni ñooy chers amis internautes continuez de vous abonner ci li nga xamante ni moo di Ecosi7.net ak ci bu ko defee di ngeen jotaat yeneen notification yoo xamante ne dina leen am njëriñ toujours avec le chef protocole du maire tey ñu fas yéene jëm ci li nga xamante ni moo di jeunesse bi tamit jeunesse bi tey ana la leen monsieur le maire apporter. bon jeunesse bi aussi ñoom bokk nañ si ñi nga xam ne ils ont plus bénéficié ci li nga xam ne moom mooy yorinu bokk moomeel bi. parce que lu tax ma wax loolu xam nga jeunesse dañ ne c'est l'avenir d'un pays kon lu mat a sóoraale la dañoo ñëw lu toll ci 240 jeunes yi nga xam ne dañ leen tànn ci kuréel yoo xam ne mooy association yi ñuy faral di former ci gox-goxaat yi association bu nekk mu yebal juróomi ndaw ñu former leen ci wàllu TIC maanaam li nga xam ne mooy wàllu informatique. wàllu infographie ak ci wàllu design ak multimédia ak yooyu ci lañ leen formé bañ leen formé ba pare dañ leen regroupé en start-up yooyu noonu ñu leen regroupé ba pare accompagner leen si ñooñu la am ñi nga xam ne tey ubbi nañ seen multiservice te ñoo leen financé pour ñu ubbi multiservice yooyu pour accompagner leen ndax gannaaw mënuñu defandoo lépp nag mais am na si ñoo xam ne dañ leen jël parce que loo gis rek les meilleurs méritent d'être récompensés ci looloo tax ñu jël les meilleurs regrouper leen en start-up financer leen ñu ubbi seen i multiservice nekk di ci liggéey te ba léegi man lu may wax toujours lépp lu may wax nii dafa am firnde te képp ku ñëw mun naa la yóbbu man muy équipe bi fi nekk koo ci laaj mun na la yóbbu ne la bërëb sàngam la nekk waaw léegi loolu noonu am ñeneen ñi comme dañoo jël waa ISI ñoom ñooy suñu seede ci loolu ñoom ñoo ñëw doon def ci maanaam formation boobu pour lu jëm ci wàllu TIC bi ñooñ ci lañ am seen certification boo xam ne permettre na leen ëllëg ñoom ñu mën a dem sax déposer ji pour wuti ci nekk seen liggéey bopp wala ñu mën a def entrepreneuriat ubbi seen i bërëbu bopp kon loolu nekk na loo xam ne am na solo ci wàllu jeunesse ba léegi dafa am 25 jeunes yoo xam ne bokkut ak 240 yu ma la wax fële de yu ñu formé en informatique ak infographie ak multimédia de wax ma ñooñu de dama am 25 jeunes yoo xam ne dañ leen formé en panneau solaire nga njariñ li ak connexion bi loolu moom moo ci nekk bu weesoo maanaam 25 jeunes yooyu noonu nga xam ne formé nañ leen loolu am na ay ndaw yu jigéen yoo xam ne pour li ngay wan ne maanaam bokk moomeel maanaam ñun ñëpp ci war a gis seen bopp war ñu ci boddi kenn ci wàllu woowu woy laagoy dañ leen ci dugal jël leen former leen les handicapés yooyu noonu
moo xam handicapé moteur bu mu munti doon dañ leen jël former leen bañ leen former ba pare accompagner leen financer leen si ñooñ handicapé yi mat na 30 personnes yi nga xam ne dañ leen boole ak 20 jeunes filles ñi nga xam ne dañ defoon formation en stylisme couture mode te école bu am reconnaissance moom moo leen ko def école bu mag moom moo leen formé. léegi ñooñu dañoo dem ba nga xam ne léegi dañoo créer seen entreprise bopp pour di jël ñeneen di leen former di leen tàggat ci mbir mi pour walla jéego yi nga xam ne def nañ ko ci wàllu ndaw ñi ak ci wàllu jigéen su ndaw si. kon tey amul benn couche boo xam ne bàyyi nañ ko ndax handicapé si boppam nga xam ne dañ leen doon boddi ci yu bari jàpp nañ ne bokkuñ ci dañ leen cee dugal léegi ci wàllu woowu si handicapé yi ba léegi laay ñëw pour ma dugg ci côté boobu couche boobu parce que souvent gars yi leen di faral di fàtte ñoom ci lañ bokk ndax suñuy yaay ak suñuy doom ak suñuy rakk yi ñoo ci nag suñuy jarbaat ci ñooñ lañ leen jël indi leen fii nii salle bi ñu toog nii ñu former leen ci wàllu informatique ak infographie ak multimédia ba pare accompagner leen parce que ñun saa suñu formé rek dañuy accompagner waaw loolu nag mooy pertinence bi mooy saa yow formé rek nga accompagner ko loolu nag moom moo ci nekk ci loolu buñ jugee ko ci mbir mi dafa am leneen lu ma bëgg a duggee tuuti pour daanelee foofu mooy xam nga dafa am école de l'inclusion tey jii dañoo jël ay ndaw ne leen ñu dugg ci gox-goxaat yi ñu tànn maanaam génnee sax laay wax lépp li nga xam ne mooy ndaw bu fi nekk te sa yaay di la nëbb wala ñu lay bañ a gis wala ñu lay boddi parce que da nga way laago nga ñu ne loolu c'est pas normal ñoom ci lañ bokk bañ leen jëlee ñoom ñëpp ba pare tey jii ñoom ñu leen di defaral fii benn classe boo xam ne ñoom fa lañ war a jàngisee ñu ngi ci travaux yi ba nga xam ne loolu moo tudd école de l'inclusion ba nga xam ne ñoom tamit danañ ci gis seen bopp parce que dañoo war a tekki dara ci dëkk bi xam ne ñoom it nit lañ comme ñun gënuñu leen dara kon maire bi mu ngi leen di sóoraale ñoom ñëpp ci loolu ba nga xam ne loolu moo waral même liste bi nga xam ne moom lañ demee mi liste Benno Bokk Yaakaar te maire Issakha Diop jiite ko ci commune bi fii maanaam daf cee boole sax ay way laago te doo gis beneen liste bu mu am nag. waaw ginnaaw bu mu ci boole way laago l'émission presque tire à sa fin léegi dañuy jëm ci li nga xamante ne moo di campagne yi. campagne yi jib na tey ana yan système ngeen fas yéene doxee ak lan ngeen di dénk ñi nga xamante ne ñoo di askanu Pikine Est ak jamono ji gis nañ ni metti na jamono ji naxaate bi bëri na jamono ji nit yu gën a fële jël na xaalis nax na ay ndaw nax na ay jigéen tey ana yan jéego ngeen ciy taxaw ci seen expérience politique. bon jéego yu ñu ciy taxaw rek mooy fàttaliwaat askan bi donte fàttewuñu mooy gën leen a jege gën leen a ñaax parce que comme ni ñu koy waxee jamono moo toll foo xam ne les marchands d'illusion seront toujours présents mooy ñi nga xam ne ci juróom-ñaari at askan bi gisu la xelawul dara ba nga ñëw teew ci wetam du dëj du ngénte du mbënd parce que taw bi am na fi ndox mi bari na fi amul kenn ci ñoom ku ñu gis te ñoom ñëpp nee nañ ay doomu Pikine lañu man dama laa par ne bu fekkee doomu Pikine nga wax dëgg yàlla même bu fekkente ne nee nga dëgg la maanaam boo gisee mairie bi def li parce que dafa amee kàttanam mais au moins am nga sa yëg-yëg bu nit ki xewlee nga ñëw massaw ko c'est le minimum au moins bu set setal amee ndax sa koñ ñàkko association boo xam set setal amee nga ñëw sax jël bale wan leen ne maa ngi seen wet waaye dañoo tuxu ngir bañ ku leen sonal dañoo tuxu parce que jàpp nañ ne soxlay askan bi du seen soxla ñu toog bu juróom-ñaari at weesu ba mu des ñaari weer ñu ñëw ne léegi man fii laa dëkk te dama bëgg ngeen jox ma baat loolu man damay laaj askan bi est-ce que c'est juste kon na ngeen bàyyee xel ñooñu ñu baax ñaareel bi mooy di wax ay programme yoo xam ne xëj na nag lu ñu mës a yor mairie moo tax c'est irréalisable mënul nekk mais nag baax na di tàllalaat suñu loxo askan bi di sàqu seen baat ngir ñu mun ñu fee teg ngir la continuité parce que dama yaakaar ne àggali moo gën a yomb tàmmaliwaat. ce mot de la fin. ce mot de la fin xanaa di leen sant di leen gërëm waa Oxy 7 TV nga xam ne tey dama naan moom moo nekk oxygène maanaam de l'information te ñëpp xam nañ oxygène qu'est-ce que ça joue dans la vie d'une personne nga xam ne loolu mooy tax ngay dund. man loolu laa ci kii di leen sant di leen gërëm di gërëm askanu Pikine Est mi nga xam ne ñoom laay waxal ñoom laay wax maanaam li nga xam ne dañ ko ciy jukki rek parce que mu lépp xajul ci émission bi pour wax leen ne lii moo fi nekk ngir ngeen xippi seen bët bu baax xam ne roy du nduroog pire tey candidat yi yamuñu le seul candidat qu'il y a à Pikine Est c'est le maire dynamique Issakha Diop
moom moo fi nekk keneen nekkatu fi jërë ngeen jëf. ni ñu koy waxee Roy Dund rek biir l'émission tira sa fin kon biir yi boobu dañ leen di jox di daje incha allah beneen yoon ci seen beneen numéro fii nga xamante ni mooy ci Oxy7.net Oxy7 TV. Chers amis internautes nee naa leen il suffit juste de vous abonner et d'appuyer sur la cloche pour que ngeen mën a am yeneen notification comme ni ñu koy waxee que le bon Dieu vous procure une vie pure, sûre, sans les cheveux ni le dur et canaliser une cloche dans un monde si dur. Merci à tout le monde.